Diomaye ki lay conseillé kooku dafa laa gasal kàmb de. am salaam les patriotes nuyu naa leen ziar leen damay ñëw expliquer leen tuuti lan moo xew ci assemblée nationale ak seconde lecture bi nga xam ne moom la président de Diomaye demandé lan moo waral lii yépp grosso modo pour ngeen comprendre lu tax Pastef war a changer attitude pour ngeen comprendre lu tax Pastef war a jël ses précautions et ses devants. Diomaye boo duggee ci rapport de force ak ñun patriotes yi ak suñu 130 députés à l'Assemblée nationale une majorité plus que confortable cette majorité n'est pas diomayenne de Diomaye billahi wallahi watalahi soo duggee ci rapport de force ak ñun dootoo gouverner Sénégal dootoo gouverner. Gis nga dañuy toll foo xam ne gatsa lay doon ñun dootuñu déglu Ousmane Sonko député yi ci boppam ñooy def ak yow gatsa parce qu'ils sont libres dootuñu déglu sax lu leen Ousmane Sonko di wax dañ lay affronter à visage découvert toroxal la ba nga torox. Majorité assemblée ñoo ko moom Diomaye ñun ragaluñu sa ay ñoom ñooñu ñu nekk assemblée nationale ñooñu ragaluñu sa décret wala sa big wala sa leneen seen yoon nekkul ci loolu. Barke Serigne Touba boo duggee ci ñun confrontation diñ ci bëgg a génn muta la. Diomaye amoo majorité assemblée nationale amoo légitimité populaire nit ñi bëgguñu la parce que traître nga nit ñi bëgguñu la parce que bëgguloo Sénégal musoo bëgg Sénégal sa bopp rek nga bëgg a dugg ci defanteeg ñun. Diomaye amoo santé mentale boobu billahi dama lay baaxee leen nag dama nga wuti psychiatre tu en as vraiment besoin parce que un président qui se rabaisse jusqu'à ce niveau c'est désolant. Un président qui fait cette bassesse-là, c'est désolant. Ça veut dire que tu n'as pas les capacités de diriger le Sénégal. Amuloo capacité de diriger le Sénégal. Diomaye danga ànd ak ñu la bañ nag ndeysaan kenn rek moo la bëgg Sénégal muy Seydina Ousmane à part say waajur yi la jur mënuñu laa sànni kenn rek moo la bëgg Sénégal. Diomaye say waajur bu ñu amoon benn dogal ci yow dinañ la woo yedd la wax la dëgg waaye nag xëy na dañoo nekk njabootu kanaara dangay jiitu ñoom ñu topp la duñ la wax dëgg. Diomaye dangaa dugg ci gaal gu bëri vitesse ñun patriotes yi kenn mënuñoo dégg yàlla xam na ne kenn mënuñoo dégg yow nag ndeysaan dangaa amul conseiller amoo conseiller waaye tamit amoo ay waajur yoo xam ne sur le plan mondain dañuy dugg ci maanaam xam les faits de société parce que bu ñu xamoon lii ngay def dinañ la woo yedd la waaye nag dangaa amul tamit soxna yu baax soo amoon soxna yu baax dinañ la ne teggil sa tànk ndax sa torox te nga jëm. te gis nga baadoola du jub gàcce mukk te eggu ca te Diomaye maa ngi lay seen nii sa gàcce di ñëw ngay torox ba ne tottul raw li nga torox xam nga déjà torox nga ba pare ndax Sénégal kenn faalewu la kenn dégluwu la konte woo dara kenn respecteetu la mais bul ko yokk boo duggee ci guerre ak ñun di nga ci bëgg a génn muta la billaahi di nga ci bëgg a génn muta la waaye nag li ma la conseillé rek demal wuti un bon psychiatre tu en as besoin parce que tu es imbu de ta personne tu as un ego démesuré loque humaine nga fi ñu toll nii kenn faaletu la amatoo kàddu Sénégal amatoo ko sa biir kër. Diomaye dellul ginnaaw te nga delloo bagage yi attanoo ko démissionnel nga ne leen seen nguur a ngi yéen a ma ko joxoon delloo naa leen ko billaahi attanoo ko te boo duggee si jàmmaarloog ñun yàlla dana la toroxal lu raw ni mu toroxalee Macky Sall waa baax na mën naa gële sama sport. parce que wax naa leen ci benn vidéo ne leen il faut arrêter de considérer Diomaye comme un frère de parti il n'est plus notre frère de parti. Diomaye veut détruire ce parti Diomaye veut s'approprier le Pastef te xam na ne du ko mës a approprier wu ndax Pastef dafa am borom mais dégluwu leen El Malick da nga yónnee président 2 versions à la présidence première version bi nga rendre compte que ne am na erreur nga yónnee ko une version rectifiée corrigée ne ko bii mooy la vraie version na tenir compte ci vraie version bi léegi nag da nga may président prox ndollu parce que yow bi nga koy yónnee ñaari version yi bi nga koy yónnee seconde version bi nga rectifié ba pare da nga jàppoon ne c'est le camarade du parti moom laa koy yónnee il va comprendre c'est le président de la République qui fait partie de notre parti parce que il se réclame de Pastef naa ko yónnee dina tenir compte de la seconde version kon kay loolu mooy jox nga bukki almet tey la lamp yi di tàkk tey la dëkk bi di leer moom mu jël deuxième version bi mu leen fàtte ne nag il a un tailleur constitutionnel à la présidence. Le Ndiaye là qui est là-bas, qui est de Ndiaganiao, qui est un narcissique comme Diomaye,
kooku nga xam ne moom c'est un tailleur constitutionnel comme l'ex-ministre de la justice Madior Fall tey kooku moo nekk si wetu Diomaye di ko def mu koy def loolu sale boulot ba nga koy yónnee Diomaye yónnee nga ko la vraie version mu waroon ko promulguer ko dafa bàyyi ba promulgation bi date bi mu ko war a promulguer jot mu war koo promulguer mu yónnee waat leen une lettre pour la seconde lecture dama ne Pastef yeewu leen Mouss yow yeewu nga tey moom gis naa sa réaction je suis contente et fière de toi parce que gis naa ne da nga doon ménager Diomaye di ko ménager musoo wax ci moom dara yaa ngi doon gëm ne day ñëwaat kii dootul ñëw bëggatuñ sax mu ñëw nag on ne veut plus de lui il n'a qu'à vraiment nous foutre la paix sincèrement. Donc Diomaye yéen da ngeen ko jàppe frère de parti da ngeen koy ñemmamtal alors que c'est un démon Diomaye c'est un démon froid amul lu muy rus amul lu muy jomb amul lu muy loo xam ne ñemewu koo def parce que fi mu nekk nii c'est un démon endiablé dafa maanaam xam nga ku bëgg a dee ak kuy wéqu ñoo yem ku bëgg a dee ak kuy wéqu ñoo yem Diomaye foofu la toll actuellement li muy def tayatu ko parce qu'il est obnubilé par la haine il est obnubilé par l'aura de Ousmane Sonko il est obnubilé par le Pastef te du mës a jiite Pastef Diomaye yow Pastef dootoo ci bokk buñ la nee dootoo ci bokk rek dootoo ci bokk te congrès ba ngay comprendre teg Ousmane Sonko gi du teg ku ragal de Ousmane Sonko ku ko yëpp dangaa fekk muy nelaw te bu yeewoo sax lijjanti ko ak yow Diomaye fii ñun fi ñu nekk ñun Pastef tappet amu fi ñi lay considérer nag frère de parti ñooñu tooñ ñi lay considérer comme ne yow Pastef nga bokk ñooñu tooñ parce que yow tu t'es auto exclu du Pastef ba nga demee def sa coalition nga auto exclure ci Pastef donc arrêtez leen considérer ko comme un adversaire du adversaire de taille nag parce que amul charisme amul mental bi amul physique bi amul doxin bi amul taxawaay bi ba pare il a une santé mentale fragile kon kooku ñun du suñu adversaire xam ngeen ne adversaire la boo xam ne pour nga daaneel ko day yomb donc sama gars yi jàpp leen ko comme un adversaire nag du tuuti parce que bassesse yi en tant que président de la république ngay def bassesse yu ñàkk fayda yi pour bloquer un homme yow xam nga ne doo gor ndax boo doon gor ki la teg fi nga toog ba nga faloo nga waroon a dimbale ko dindi ko fa nga xam ne foofu la ko Macky Sall dugaloon réintégrer ko dans la fonction publique delloo ko ay arrière am waaye doo gor Ousmane Sonko boo ko delloo woon sax du ko jël parce que Ousmane Sonko gor la te bëggul dërëmu askan bi mais Diomaye yaa tuuti yow tu es petit da nga petit ba tolloog sànqaleñ moo tax lu tolloog sànqaleñ nga mérité ma ne yow sa gàcce gii rek dafa doy sëkk doon président de la république le gardien de la constitution l'ordonnateur des dépenses le premier magistrat de la cité yor armée yor gendarmerie yor sa caisse noire 9 milliards te bégoo fuñ la fekk yaa ngi mel di fuñ-fuñi yow li la jik seddu la li la dal seddu de yàlla mi ngi lay toroxal benn par benn nga koy gis te mënoo ci dara Diomaye ñun duñu ñu ndaw ñun ay pastéfiens lañu ñun dañoo fonk li ñu doon gëm li ñu doon à l'image de notre leader Seydina Ousmane ñun ku ñu yëpp dangaa fekk ñuy nelaw say ñàkk fayda sa basi sii boo amoon entourage bu baax doo ko def waaye comme sa coach nga xeeb dem uti yeneen coach yu waaye yu ñàkk fayda man li ma ci gën a neex nag mettiwu ma de li ma gën a neex mooy le menteur de la république le mythomane le narcissique le pervers bi nga xam ne moom mooy sa chargé de communication muy maître Tine nga xam ne dafa fen ba war a su wow musul gagné benn procès kooku nga xam ne moo fi taxawoon naan ki ngeen tànn Pastef du am candidat jarul ngeen koy mi ngi prison même bu ngeen ko yóbbu même bu demee élection tamit duñ ko génne bu gagné woon élection tamit kenn du ko génne kooku mooy maître Tine kooku nga jël tey géndee ñu ko ñun Diomaye barke Serigne Touba billaahi wallaahi wa taxalaahi yow gisagoo dara sa torox tànge chaque jour ngay xëy peuple sénégalais di la toroxal monde entier di ci teg seen bët te kenn mënu ci dara ñun duñu daw duñu dellu ginnaaw dangaa bëgg a jàkkaarlu ñun politiquement ñu ne xoolal yow doo rayati kenn Diomaye yow la ñu mayoon Macky Sall duñ la ko may Diomaye doo fi rey benn xale barke Serigne Touba billaahi wallahi kenn du la permettre ngay rey benn xale doo fi rey benn xale doo fi rey lu benn xale doo fi tëj benn xale loolu kenn du la ko may suñu leader du la ko may te ñun ñi duñ la ko may yow luñ xoolal gis nga lu ñu jomboon a def ak Macky Sall ak lu ñu rusoon a def ak Macky Sall rek jombuñu ko rusuñu ko def kook yow parce que yow ndox mu sedd muy rey ay téeñ nga yow baadoo la nga yow jaam nga yow traître nga moo tax nga tuuti toog sa toogaay bu tuuti yow yaa petit yow yaa mince
yow yaa weedi yaa ñàkk fayda un président de la république qui commet ces bassesses là pour bloquer un homme Ousmane Sonko nag dina la tere nelaw de doomu yaa Xadi Ngom ji Sonko yaaboo waaw njool ca kaw macha allah yàlla may ko tar bu reetaane nga bëgg a xam macha allah moo xam ne tey ji yaay bu ne bëggoon nga doon mu doon sa doom jànq bu ne bëggoon nga doon mu doon sa borom kër waaye xale bu ne bëggoon nga mu doon sa baay wala sa frère waaw loolu moo am Seydina Ousmane mi nga xam ne yàlla dong la gëm wóolu ko blague à part yàlla dong nag la gëm wóolu ko jël léppam dénk ko ba pare am référence muy yonante bi sallallahu alayhi wa sallam bu taxawee bu jàngee alxuraan nga ne moom la gën a dégg Jomaay yow ku xam ndax jullit nga yow ndax jullit moom ay mandarga la war a doon ci doomu aadama jullit du tudd turu du am turu jullit rek ak julleegu war yow doo jullit franc-maçon bu gën a yées ci àdduna yaa ko gën a bon franc-maçon bu gën a yées ci àdduna yaa ko gën a bon xam nga yow li nga def ni mooy lan lekk ay nit jël ay nit yoo xam ne dañoo jëloon seen yaakaar yépp jox la nga toog xiif toggu leen daggate leen di leen lekk yow 54% yi la voté da nga jël seen yaram daggate ko di ko lekk parce que yow yaa raw dëmm Jomaay waaye yàlla dañuy àtteeg yow waaye bala ñoo yàlla àtteeg yow dinañ ko jëflante ak yow gis nga nag El Malick yow yaa ñu tooñ parce que kii du sa frère de parti te bul ko considéré ci sa frère de parti gis nga Jomaay daal toog leen di ko seetaan bàyyi leen ko mu def lu ko neex mu xataraayu ba doyal mu ñëw ñu duma ko ba taqal ko suuf baleen ko mu xataraayu nag ba doyal ndax nag wax dëgg yàlla nag nit ki boo ko mënee danga koy bàyyi mu xataraayu boo ko dóoree pare danga koy bàyyi mu jooy ma ne Jomaay 2027 ñu woon la ñu jox la avant-goût de Ousmane Sonko yow sax yow ku la gën a xam Ousmane Sonko amul waaye dangaa foogoon ne xam nga ko à 100% ndekete nag à 10% rek nga xam Ousmane Sonko danga foogoon ne xam nga Pastef ak les patriotes ndekete à 10% rek nga leen xam Jomaay dinañ la duma ba taqal la suuf 2027 2029 ñëw au la mais on va élire Ousmane Sonko du yow du xoolal sa maamaati maam bu dee kooku boo war a tax Ousmane Sonko du doon candidat kooku juddoogul Ousmane Sonko mii mënoo ko tee doon candidat Jomaay tuuti nga ci ma ne tuuti nga ci Macky Sall ma ko jéemoon dafa dem ba ci biir mu nekk une patate très chaude mu bëgg koo génne ci ay loxo mu ne ko ci génne mu ne ko kaay ma pousse kan élection yi nga doon candidat mu ne ko doo ko pousse ma ne Jomaay xam nga lu ñu bëgg li nekk sa xel dañ la ko njëkk a xam ba jiitu la toog di la xaar élection législative yi nga bëgg a boole ak élection municipale ñi ngi lay xaar 2027 booleel ñaari élection yépp ñu duma la ba taqal la suuf dootoo ko dolli dootoo ko defati doo suñu frère de parti soxlawuñu un frère de parti lâche et cynique comme yow soxlawuñu un sournois imbu de sa personne avec un ego démesuré comme yow Jomaay soxlawuñ ko yow dëmm la dangay dëmm rey la jaale la loolu nga bëgg a def waaye Ousmane Sonko dafa jël ses devants te bu waxee nag dëkk bi yëngu de Ousmane billahi boo génnee ba wax dëkk bi yëngu maa ngi dégg nag ñu bari naan waaw meeting ba Mbour fekk ne waa JPS Mbour xaw ma les femmes de Mbour xaw ma daal ñen de Mbour les patriotes de Mbour dañu amoon seen manifestation bu ñu waroon def suba ma dégg nit ñi naan waaw nañu changer seen lieu nangam comme waa ñii ñoo fay dem suñu yoon nekk ci ñoom seen meeting Dakar lañ ko bëggoon a def kon suñu yoon nekkul ca patriote ya waroon a def seen manifestation ca Mbour def leen seen manifestation yéen a leen ëpp fit buñ leen attaqué ngeen noq leen ba ñuy bëgg a dee Jomaay du xeex la bëgg dina xeex ak ñun waaye ñun duñu door kenn mais ku ñu door ñu fayu loolu. Mafal yow jaraloo ma woon sax ma lay tontu parce que yow mbaam nga. tu es un mythomane un menteur un lâche un hypocrite nga ne da ngay créer slogan Jomaay moo tey. xam nga mag mu dem ba naan maa tey dangaa rus Jomaay c'est un hypocrite c'est un lâche c'est un traître comme yow dangaa am prix dañ lay jënd yow duulkat bu mag nga yow foofu ngay toog naan waa Ousmane Sonko ñun ñoo ko créé slogan yow ñoo ko créé ndayu slogan yow bokkoo ci yow lok humaine nga yow lok humaine sans domicile fixe noqul ca xaj la ñu wax yow ma faal da nga bëgg a jàkkaarloog ñun wàccal sur le terrain nga jàkkaarloog ñun doomeram toog États-Unis di duul say duul ñoo naan waaw Ousmane Sonko ba mu demee Sweet Beauté ñoo ko créé sa baay moo demoon Sweet Beauté waaw Ousmane Sonko du sa morom ndey du sa morom bu bàyyi ay dàllam moo la gën dama ne la gis nga ñun dawuñu delluwuñu ginnaaw ñun fi ñu toog la ñu toog nga naan waaw ñoo créé Ousmane Sonko yow ba ñu créé nday Ousmane Sonko slogan foo nekkoon doomi xaj yow nga bokk ci ñi mujjee ñëw nga bokk Jomaay président nga bokk parce que dañ la corrompre parce que yow doomi xaram nga doo nitu dëgg alal ngay wut xaalis ngay wut moo tax nga taxaw ne dangay ñëw contre patriote yi ñëwal nga jàkkaarloog ñun ñu ñuus la ba nga duul nga xam ne duñu sa morom ñun duñu daw duñu dellu ginnaaw dallu Ousmane Sonko moo gën Jomaay ak lépp lu taq ci moom ñoo ko wax ñun delluwuñu ginnaaw c'est de bonne guerre ma ne c'est de bonne guerre gis nga ñun dawatuñu dellootuñu ginnaaw da nga bëgg a jàkkaarloog ñun patriote yi ñëwal nga jàkkaarloog ñun ñu ñuus sa xon ba ci suuf ñàkk jom toog États-Unis liggéeyoo xëyoo gontoo di dund ci ay jigéen ñu lay jox ngay lekk di naan lekk dëkk ci riba bëgg jox ay leçon de morale amoo fii koy jox leçon de morale ñun ci diaspora bi la ñu nekk comme yow dañuy liggéey di daan suñu doole konte wuñu si kenn ku dul suñu ñaq la ñuy jël di ko def ci Pastef
Ousmane Sonko nag gis nga suñu sëriñ la dégg nga ñun ay taalibeem lañu da nga bëgg a jàkkaarloog ñun wàccal sur le terrain ñu defante koog yow waya di matadi yow kenn xamul foo bokk ñàkk jom nga def bu tayee nga ne fii laa bokk bu subaa nga ne fee laa bokk yow comme caga yow boo doon jigéen caga ngay doon soo doon jigéen caga ngay doon parce que ku ñëw jaar jàll boo ànd ak Jean tey bu subaa nga ànd ak Paul selon tes humeurs parce que gëmoo dara amoo constance yaa Diomaye yéen a yem yow tamit da nga soxla psychiatre demal nga uti ko mu xool sa bopp bi lu ci nekk parce que góor goo xam ne da ngay changer version comme ni ngay changer slip wala kawas yàlla nañ ci yàlla musal da nga réew rek ñoo la gën a réew te ñu ngi toog ci sur le terrain di la xaar wàccal ak ñun sur le terrain ñàkk jom mën a fen mën a duul góor goo xam ne ci ay duul nga dëkk da ngay duul ñu lay jox alal da ngay duul ñu lay may da ngay duul ñu lay jox loo xam ne yow waruloo koo lekk parce que ci riba ngay dund ñi nga taxaw di leen défendre tey alalu askan bi la ñuy jël di la ko jox nga toog di duul nekk États-Unis te tekkiwoo fa cot xoonam taxaw di duul mooy sa métier ma ne da nga ñeme wàccal États-Unis wàccal di nga fa gis ñoom Tunkara ak ñoom Cheikh Anne ak ñeneen ñoo fa mën a jàkkaar lool gis nga ñun ragaluñu de duñu tàppet ci diaspora ba la ñu nekk dañu ne Diomaye en bas ànduñu moom il est bas c'est un hypocrite c'est un traître c'est un lâche comme yow Diomaye lâche rek moo mën a ànd ak moom traître rek moo mën a ànd ak moom hypocrite rek moo mën a ànd ak moom moo tax nag da ngay testé gàllaaj kaay nga jàkkaarloo ñun nga testé sa gàllaaj ñàkk jom